des femmes, la fédération départementale des associations de personnes handicapées bu Thiès. ok Yacine tey lan moo waral jotaay bi. waaw jotaay bi tey li ko waral moo di dañuy defal formation sur le développement local inclusif le 15 octobre le 15 septembre bi passé lañ ko def Samsu Prestige ñu formé 30 activistes si 30 activistes yooyu man si laa bokkal si ñu formé ma restitué sama après formation bi da nga dem à la base nga restitué ma def sama restitution bi centre handicapé le 30 octobre bi passé léegi ñu war a defaat émission rajo ma bi ñu émission bi ñu war a def tey ji moom la ñuy def tey ji sur la promotion et la protection des droits des femmes filles handicapées ñu jëm si mbirum la participation citoyenne partenaire bi di IAF ñu ngi koy remercier moom nga xam mooy bailleur bi nga xam te ni moo financé programme bi ñu ngi koy remercier di jaarale remerciement yi ak sant bi si la présidente nationale madame Dieye Ndeye Daka. alors lan ngeen seetlu ba war a mën a jublu ci loolu ba am financement pour ngeen mën a taxawal yooyu formation ak émission yi nga xam ne ngeen koy def lan mooy seetlu bi ak lan mooy bëgg-bëgg ci. waaw bëgg-bëgg bi ñu si am moo di tey boo nee participation citoyenne ñu xam ne avec l'acte 3 de la décentralisation acte majeur bi moo di la participation citoyenne que tey jii les personnes en situation de handicap doivent être au cœur du développement local ba nga xam te war nañuy participer si instance war nañu bokk si instance de décision yi war nañuy participer au débat d'orientation budgétaire yi nga xam te ñu am dans les collectivités territoriales gis nañ dans le département de Thiès loolu amul si dans les autres communes mu nekk loo xam te plaidoyer boo xam te ni tey communes yi dañoo war a impliquer les personnes en situation de handicap femmes yi tamit ñu nekk dans les instances de décision ñëpp xam ne ñu ngi def élection locale investiture temps yi ñu ngi si waaye xool nañu presque handicapé yi kenn du leen investir li ñuy def rek moo di comme nga yor sa oto rek yor sa moteur ñu poussé bu tàkkee jeex na nga woon ko ginnaaw dem sa yoon te tollootuñu foo xamante ni handicapé yi ñu nekk si ginnaaw nit ñi wala ñu nag leen utiliser li ñu bëgg moo di handicapé yi dañoo war a bokk si instance de décision parce que boo bokk si instance fàttali dafay yomb te gis nañ tey jii si budget yi nomenclature budgétaire collectivité territoriale yi jëluñu en compte les personnes en situation de handicap parce que li ko war a moo di amuñu fa benn représentativité kon tey bu ñu investir handicap yi nga xam ne ñu ngi si parti politique yi ñu nekk fa ëllëg bu ñu nekkee conseil bu conseillère su boobaa dinañu mën a porter plaidoyer personnes handicapées yi si instance bi nga xam te ne fa la ñu nekk. mais est-ce que Yacine au-delà de l'investiture au-delà que ñu investir personnes handicapées yi junj nga léegi lu am solo mooy nomenclature budgétaire est-ce que xeex bi itam warul dugg ci fexe ba soppi nomenclature bi pour que as personnes handicapées yi ñu jël leen en compte ci nomenclature bi ne par exemple lii jagleel nañu ko personne yu nekk ci gox bii te nekk ay personnes handicapées nga xam ni même bu ñu amul représentativité à la kulli loi bi moo leen obligé pour ñu bàyyi leen xel. loolu boo xoolee la loi d'orientation sociale. article 4 ba article 9. c'est la relation des organisations des personnes handicapées et les collectivités territoriales te gis nañ tey collectivité territoriale xamuñu loi d'orientation sociale te encore xamuñu relation bi nga xam te ni mooy leen war entre ñoom ak organisation personnes handicapées yi ñoom li ñuy jàpp ci seen budget moo di bu Tabaski jotee rek secours aux indigents te or tey handicapé bi loolu def naan kii napp di la may mu jàngale ni ñuy nappee ba nga mën a demal sa bopp kon tey millions yooyu ñuy jël bu Tabaski jotee di ko jox ay secours indigents les personnes handicapées ñu jël ko def ko ay projet handicapé bi di liggéey su boobaa dootu tàllal kenn loxo te loolu moo tax ñu naan autonomisation te tey jii dañoo bëgg que les femmes handicapées soient autonomes. ok
alors tey jii quelle est la situation au niveau du centre quand même yéen a ngi góorgóorlu yéen a ngi yëngatu am na ay centre ci biir centre bi kuréel yi ngeen teg di former coordonner di def coiffure quelle est la situation par exemple ci wàllu. actuellement bu ñu xool situation centre bi atelier yi am na nekk nañ fi mais dañoo am problème d'écoulement problème de subvention ndax bu dee tey jii centre bi c'est un centre privé recevoir ñu benn subvention bu jógee ci état wala bu jógee ci collectivité territoriale wala bu jógee conseil départemental te tey jii bu dee centre c'est un centre départemental conseil départemental mu waroon a gestu centre bi am subvention xam mën nañ ko jàppale centre bi maire yi tamit ñu gestu centre handicapé bi tey jii bu ñu xoolee maire yi personnel bi fi nekk ci département bi lañ nekk ak ci commune yëpp tey par exemple Thiès ñu ne kat commune nord maire bi jël na benn nit wala ñaari nit salaire am comme ni ko Aliou Sow le maire de la commune bi dafay di fay gardien centre Aliou Sow moo koy fay le maire de la commune de Thiès Ouest ñu ngi ko ci remercier bu baax a baax est su ko maire bi defee jël benn personnel centre bi mu jël ko salaire am di ko fay su boobaa charge yi gën na wàññeeku centre bi mais parfois fin de mois day jot facture ñëw duñ ko mën a fay nga war a fay personnel bi mu nekk loo xam te ni lu métti ñi fi nekk amuñu dara bu vacances jotee tamit noonu la ñuy toogee amuñu dara ba ba ñu dellu siwaat mu nekk lu métti ci centre bi dañuy taaba nii rek mais amuñu benn subvention kon dañuy lancer un appel à toutes les autorités locales ñu jàppale centre handicapé bi. Quelle est la situation ci wàllu élu personnes handicapées tey ci Thiès ñaata élu moo fi amagum quelle est la situation. boo xoolee tey situation actuelle pour élu yi benn lañu am muy Abi Cissé bi nekk maire Thiès à part Abi amoo keneen koo xamante ni mu conseiller man j'étais investie en 2014 comme deuxième journaliste majoritaire du département avec la liste de Benno Bokk Yaakaar waaye boo xoolee liste kii jàll waaw kon bu ñu xoolee tey mu nekk un faible taux boo xam ne handicapé yi dañ la war di investir mais duñ leen investir parce que tey handicapé bi vote c'est un citoyen mu war a bokk bu nekk loo xamante ni droit am la parce que ni mu amee droit de voter noonu la amee droit accéder dans ces instances waaye li ñu jël handicapé bi tey politiciens yi bu campagne jotee leen balaa ñoo fier ñëw ci handicapé yi regrouper ay handicapé bu ñu fekk benn tierce personne handicapée ñu grouper leen regrouper leen filmer leen teg leen ci kër ñu ne handicapé yi ñu ngi jàppale or c'est un groupe de personnes handicapées yooyu jël rek dajale leen mais c'est pas l'association des handicapés souvent dañ naan waa centre handicapé ñu ngi jàppale politicien nangam leader nangam wala association handicapé ñu ngi jàppale leader nangam or à centre bi c'est une institution du jàppale kenn association handicapé membre de la société civile la c'est apolitique kon bu ñu jaawale personne handicapée bi politique ak association handicapé jàppale benn politicien loolu da ko ñëpp xam personne handicapé mën na dem politique mais association handicapé jàppale benn politicien benn leader politique jàppale wuñ ko parce que nous sommes membres de la société civile. man maa ngi tudd Collé Gaye maa ngi nekk fii ci centre handicapé moteur comme maîtresse d'enseignement ménager fii ci atelier de couture bi ci laa nekk comme maîtresse en même temps ma nekk présidente groupement féminin bi ci association départementale des handicapés moteurs. xam nga tey boo xoolee ñun suñu problème majeur mooy problème bi nga xam ne moom la personne handicapée yëpp di dund parce que tey booy xool bu njëkkoon lañ doon wax naan comme li nga xam ne moo sababoon atelier bi nga xam ne moom la ñoom présidente Yacine ak Abdou Daf ñu di leen remercier de parce que vraiment lu am solo la te ñëw na si waxtu bi parce que ay nit bu fekkente ni dañuy dem dañoo war di xool ñoom fan la ñuy teg seen tànk boo bëggee xam fi ngay teg sa tànk nag da ngay xam fi nga jógee
léegi xam fi nga xam ne nii fa nga bëgg a jëm. léegi su ko defee di nga xam ban yoon ngay jaar nag ba dem ba foofu. ñun suñu xoolee tey fi ñu jóge mooy lan dañoo tolloon ay jamono yoo xamante ni dañ doon am problème pour que xale handicapé bi mu nekk un enfant éduqué. au sens kii par exemple mu nekk koo xam ne dañ koo dem jàngali école. mu génn jàng comme ay moom. léegi loolu léegi déjà ñun dépassé nañ jéego boobu parce que tey jii xool nañ ne handicapé yi léegi amatuñu problème kat man mii sama doom dafa handicapé xaaral ma tëj biir kër gi du ma ko génne. kon inégalité yooyu léegi déjà moom loolu dindi nañ ko. weesu nañ ko te tamit boo xool ku nekk jàng nga am na loo xamante ni jàng nga ko am nga métier wala am nga loo xamante ni xam nga ko loo xam ne yaa ngi ciy liggéey mu ngi mel ne comme ñun ñu nekk fii ci biir centre bi ak ñu nekk si biti yëpp man damay xool ne suñu situation benn la parce que da ngay am sa métier nga ñëw fii ñun ni ñu nekkee fii ci biir centre bi am nañ suñu métier xam nañ ni ñu koy liggéeyee vraiment te ku ñëw visiter fii nga xam ne fii liggéey qualité moo fi am mais ce qui nous manque mooy nit ñoo xamante ni maanaam ku ñu jàppale ba nga xamante ni ñu soxla di génne di dem ci ginnaaw kenn parce que déjà boo xool problème yi ñuy tudd handicapé yi yëpp lan moo tax c'est parce que dañ leen a joxul seen àq ak seen yelleef mais fi ñu toog tey jii nekk centre bi boo dugg see rek da ngay gis ne fii liggéey moo ngi fi mais nous travaillons avec difficulté yu bëree dañuy rencontré. par exemple tey waroon ngeen a mën a les mairies am na yenn commande yoo xam ni wala des structures ñëw di ko fi def si di fay. waaw justement xam nga tey jii collectivité yi nekk locales yi nekk fii ñoom war nañ ñoo waroon mën a jàppale ba nga xamante ne ni ñun du ñu soxla sax di ñëw sax di taper à leur porte. sa tey ki nit ki muy liggéey soo ko bëggee dimbali da ngay fekk li muy liggéey nga ñëw jënd ko. sa boo ñëwee tey jii y a des ateliers chaque carton ñu ngi fii da ngay gis chaque jour que ne nit ñi dañ koy utiliser. am na aussi reliure ak sérigraphie yooyu yëpp à pareil moment nit ñi dañ koy soxla atelier de couture bi tamit moo ngi fi boobu tamit à pareil moment dañ koy soxla tey jii da ngay xool ne transformation bi mu ngi fi céréales locales yi ñuy def yooyu yëpp ci femme handicapé yi ñoo ngi si yëngatu mais bu fekkonte ne tey dañuy ñëw di fekk suñuy produit ñu ko jëndal kon ñun duñu soxla dara loo xamante ne nii dañuy dem di ñaani ji duñu wër kenn duñu wër benn autorité kon ñun dañuy liggéeyal suñu bopp def ci suñu bopp mais nag li nga xam ne moom moo manqué ci centre moom mooy ku ñu jàppale daal. te loolu day nekk partenariat gagnant-gagnant. gagnant-gagnant lay nekk mais xam nga nag tamit ñun des fois soo xoolee jafe-jafe yi ñuy am yëpp c'est parce que ñu ngi wax fii sànq ne dañoo am foo xam ne fa la ñu bëgg a dem. comme par exemple tey ñu ne handicapé kat booy xool ci àdduna bi léegi lu ñu am yëpp ñu ngi koy jaar ci politique tey ñun dañuy gis dañu naan handicapé yi politique ñu dañuy politique. parce que amul parti booy dem fi nekk nii fii au niveau du département de Thiès. nga ñëw man ci li ma seetlu nga ñëw te fekk fa ay groupe de personnes handicapées yoo xamante ne ñun ñooy ànd ak kooku. léegi ñooñu li ñu leen di doyee leen rek la suñu leen soxlaa ñu envoyé leen transport soit 2000 par personne. soit ñoo xam lu ñu leen di jox bu ñu ñëwee ñu toogal la waxal la lu la neex defal lu la neex léegi si toutefois nga dem ba am li nga bëgg ñoom dañuy continuer tamit di topp ci sa ginnaaw. di la loolu. loolu moo war a jeex. waaw loolu nag moom moo war a jeex dafa war a nekk loo xamante ne nii nit ki fi muy dugg dafay mën a dugg pour mën a défendre ses droits. dafay dugg pour mën a defal boppam loo xamante ne nii ki nga xamante ne dundul moom situation bi ñu dund moo war koo mën a fajal loolu. man loolu laay jàpp maanaam kon nañ leen teg ci position yoo xam ne bu liste bi jàllee ngeen war a mën a nekk conseiller. ñu teg ci position boo xamante ni bu liste bi jàllee ñu war a mën a fajal suñu bopp suñu soxla d'autre part tamit ñoom ñu am conscience que ne ñun si biir société bi ci lañ bokk ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jël di leen defal ay subventions ñi nga xamante ni ñoom la ñuy jël di leen jàppale ñu xam ne personne handicapée da nga leen a war a jàppale man nag waxuma nga jàppale fekk benn nit rek nga dem jàppale ko nga ne maa ngi jàppale personne handicapée mais dangay fekk foo xamante ni nii personne handicapée yi ñoo nga fa nekk di fa daan seen doole nga xam ne soo fa defee defaloo ko benn personne handicapée mais danga ko defal tout un groupe waaw mais doo ñëw fekk benn nit rek nga yëkkati par exemple benn xaalis wala nga yëkkati benn affaire boo xam ne nga jox ko génère rien constant nag mais bu boobaa yow waroo taxaw wax ni man kat dimbali naa personne handicapée yi mais danga naan dimbali naa telle personne waaw mais dañuy ñëw defal benn nit rek daal di wëlbati ko ne defal naa handicapé yi nangam te loolu dafa nekk loo xamante ni li muy yàq dafay bëri loolu li muy yàq dafay bëri des fois sax nga ñëw dem di wax ak kenn mu ne la ay yéen diw ngeen àndal
fekk na yow fekk àndoo kenn sax mais kooka fësal bi mu fësal nekk bi ngeen nekk ñaar wala ñetti nit yi nekk ak moom fësal bi ñu ko fësal moom mooy waral ñu ne yéen ñii kat di mu ngeen àndal. ñu faf maas ñu faf maas muun gi te fekk boobu dañ ñuy lor. ok léegi ban message ngay lancé. message bi may lancé mooy ñun ginnaaw xam nañ ne inégalité yi ñu doon dund ci bëri dem na li ci des yëpp moom mooy lan mooy ñu xam suñu gëdd te dañuy xool association boo àndee dañuy xeex pour défendre benn cause maanaam ñu xeex na ñun dañoo bëgg handicapé yi autonome wala dañoo bëgg handicapé yi def nii mais am na loo xam ne suñ ko defee ki bokkul ci association ak ki bokk ci association yëpp ñoom ñoo ciy bokk bénéficier mooy ñu def ko mu ay loi wala ay règlement yoo xamante ne nii dañ koy teg pour que personne handicapé yi di ci bénéficier wu bu ñu duggee ci biir parti bi dinañ ko am bu ñu duggul ci biir parti bi dinañ ko am mu nekk loo xamante ne nii dañ ñu koy defal ba ñu suñu ak suñu yelleef ba nga xam ne dañu soxla di ñëw si kaw kenn di ko ñaan bu boobaa nag ki nga xam ne dugg na ci biir association dugg na si groupe politique ak wala duggul ñëpp ñun ñëpp ay yem au même pied d'égalité ku nekk li nga ciy am moom la sa morom di am ñun loolu lañ war a xeex. asalaamaaleykum maa ngi tudd Abdoul Aziz Dabakh Sall bokk ci association des handicapés donc voilà ci côté fédération nationale des handicapés du Sénégal. En même temps nekk activiste aussi ci artiste. Abdou Aziz yow ci wàllu restitution bokk nga ci ñi nga xam ni boole nañ la ci loo ci jàpp. waaw bon jàpp naa ci formation bi jàpp naa ci ay yenn suma fàttali ko yenn information yoo xamante ni tey handicapé yi ñoo koy dund ñun suñu handicapé ñoo koy dund comme ci wàllu ci suñu droit parce que tey boo nee droit fii nii wala ak yelleef handicapé boo dee xool Sénégal fii nii damay généraliser tuuti doog a ñëw ci côté local bi ndax boo dee xool Sénégal dañ ko ñàkkal fulla bàyyiwuñ ko xel à 100%. de ce fait depuis lors ñu ngi ciy bay waar nekk ci activités yi nekk ci li nga xamante ni tey moom moo ñu ñor ñun en tant que personne handicapée ñu koy dund war ko mën a xeexal suñu bopp donc bu baax a baax ñu ci def ay jéego. alors ginnaaw restitution bi lan nga jàpp ni fi mu toll nii jot na ñu defal leen ko. waaw jot na déjà gars yi respecté seen kàddu parce que comme ni ko sama njiit yi waxee boo dee xool politiciens yi à chaque fois bu ñu ñëwee dañuy déglu ci même bu nekk politicien moom parfois dañuy gis kenn koo xam ne koy bëgg am benn ndox ba tànk ñëw fii dig yoo xamante ni après ñun dañuy ne sax kii nii bis bu fi jógee suñu aajo faju na alors que tey bu fi jógee ku ñu déggaat ko sax du yomb donc loolu noonu mu nekk benn cas bu déplorable boo xamante ni ñun en tant que handicapé ñun ñoo koy xeex aussi tamit ñoo koy jooy te ci loolu noonu vraiment bëgg nañ ñu xoolaat exactement loi d'orientation parce que loolu moo gën a am importance loolu moom ñoo nañu lool surtout ci côté emploi ci côté financement aussi ak ci côté encadrement aussi tey programme yooyu noonu dafa nekk li nga xamante ni tey dafa bokk ci personne handicapée bi parce que tey soo amee benn diminution ci say kër wala nga nekk en situation handicap am na yu bari yomb tey du la yomb donc dafay laaj ñu accompagner la ci domaine yëpp daal. alors tey wàllu investiture dañoo toll ci ay élections ban message nga jàpp ni acteurs yi nga xam ñooy liggéey ci wàllu liste yi surtout les hommes politiques buñ la laajoon tey message bi nga leen di wax lan lay doon. waaw moo ñuy dugal handicapé yi ci liste yi parce que tey boo defoon ci kaw bon man en tant que handicapé laa man centre bi sama bopp parce que tey ñu ngi naan am nañu ku ñu jiite mais centre bi suñu wax 100% tey boo defoon ci benn côté rek la yàpp tey bu ñu mënoon am benn député handicapé wala ministre sax handicapé pourquoi pas wala sax bon conseil président handicapé damay généraliser quoi donte am nañ ko am nañ ko on l'a mais bon xam nga rek aussi tamit benn nit kese mënut a matal yëpp tey bu ñu amoon ñaar ba ñett ba ñeent ci gouvernement bi nga xam te ni kii bu jàppee côté bii nii que la jàpp côté bële xeex bi dina gën a am doole donc man loolu laay gën a ñaax gars yi parce que nañ jël liste yi boole ci handicapé yi
parce que ñun dañoo am wàll ci Sénégal yàlla nu mu leen bindee noonu la ñu bindee wàcce leen ci suuf daanaka bon du ma ne wàcce leen kon damay xaajale mais wàcc ñu ci suuf parce que ñu dund ensemble bokk. parce que le fait que tey nga judd am bakkan dund. loolu tamit c'est quelque chose donc ci côté boobu noonu may gën a ñaaxaat gars yi ñu dugal handicapé ci liste électorale yi dugal leen ci liste yi lépp muy ak ci pàcc bu mu mënti doon. café yi ñoom itam fa ñuy naxee fa ñuy noccee fa ñuy dogale ñu nekkal fa seen bopp. waaw léegi yéen loolu ban message ngeen ko. waaw loolu am solo ndax ñun ay citoyen lañ ko citoyen yi ay nit lañu dëkk ci dëkk bi doon ñoo xamante ni toujours ñu ngi ñëfee rien que pour ñu mën a bokkee ci fi ñuy nase ak fi ñuy nocc loolu handicapé yi yëpp ko soxla te wax dëgg yàlla loolu bokk na ci loo xam ne nii dina wane ne Sénégal ñun ñëpp benn lañ waaye bu fekkee ñi ñoo mën a dem ñi ñu demuñu vraiment loolu Sénégal boobu noonu moom du Sénégal boo xam ne bu ànd ak honnête la bu rafet réew moom ñëpp a dëkk ñëpp ñoo war a yi même pays la dem loolu daal message boobu daal laa ci yow. macha allah tur bi naka la. Mamadou Bousso. Mamadou Bousso. Mamadou Bousso. Mamadou Bousso.